asalaamaaleykum chers téléspectateurs ñiy seetaan internautes yi bi ñu xool ci seen émission Petit Matin spécial bu ñu tourné à Touba pour les besoins du Magal. tey nañu fas yéene waxtaane thème bu am solo muy affaire wujjee ñu koy wax co-épouse nan lañ koy dundee ci biir kër gi moo xam góor ñi moo xam tamit jigéen ñi ma def benn tour de table rek permettre sama invité yi ñu daal di nuyoo ak téléspectateurs soxna si nga nuyoo ak ñi lay seetaan. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp ak ñëpp ñu ñuy déglu. tur wa Mati Ngom la maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar. di yaakaar ne lépp lu ñu fi waxtaanee tamit njëriñ la njëriñu askan bi la. jërëjëf nuyu naa ñëpp ziar leen. merci beaucoup Ajaratu Mati soxna si nga nuyoo ak téléspectateurs yi lay seetaan. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ma sante yàlla julli si yonante bi di sant samay ñaari waajur maa ngi nuyu képp kuy seetaan émission bi. jërëjëf ñu jox sëriñ bi. asalaamaaleykum. waaw mbokk ñi ñuy seetaan ñu ngi leen di gërëm di leen sant bon ñu ngi yaakaar ni tey jii incha allah lépp luñ fi wax bon suñu point de vue suñu xalaat dong la ñuy wax. dëgg la une question lu nga xam ne. dañ koy wax de manière unanime mais dañ koy wax de manière partielle quand même. dëgg la man maa ngi tudd Khalifa Diaw. jërëjëf maa ngi jàmm merci. joxal suñu jigéen bi tamit soxna si nga nuyoo. asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñuy waaw seetaan. na micro bi jege ñu tudd ngi gémmi leen di nuyu. waaw. di leen ziyaara bu baax. ci màggal ci màggal gi. di baalu àq ñëpp nag di baalu àq ñëpp. jërëjëf di ñaan yàlla nag yàlla nañ ko yàgg a teewee. ay ati at. te lépp luñ fi def rek ak lépp luñ fi jaamu yàlla ne ko suñu borom. amiin nangu ko allahumma si amiin baax. allahumma amiin. baax na ñu ngi. tur wa man la Joojo Jaw. jërëjëf Diaw Fara. dégg nañ la alors tey je le disais tout à l'heure le thème sur lequel nous allons débattre c'est un thème bien sûr d'actualité maanaam ñu koy dund suñ waajur yi daañ ko dund suñ maamaati maam yi daan ko dund alors lan la mooy la cohabitation maanaam dëkkaay bi nga xam ne tey dëkkoo bi nga xam ne tey wuj ñu ngi koy gis ci kër yi gis nañ ne léegi problème yu bari dañ naan maanaam wujju la te pourtant day bu njëkk ba bu ñu xoolee suñu mag ñi daanuñ dundee noonu daan nga dugg ci kër soxna si doo xàmmee sax kii kan moo ko jur loolu yëpp dëkkuwaay bu rafet moom moo ko waraloon. gis nañ ne wujjee actuellement xeex ak xuloo bari na lim ciy gane si maanaam dem nañ ba sax tey góor ñu bari bañuñu takk ñaareel wala ñetteel mais xëy na dëkkuwaay ba nga xam ne nii ak dëkkoo ba nga xam ne nii tey seen jabar mu ngi koy am loolu la ñuy ragal ba tax ñu bañ a takk ñaareel léegi yow laay jox d'abord nga ubbee maanaam wujjee est-ce que fi ñu ko teg foofu la wala du foofu. ah man de sama xalaat mooy. jegeel micro bi na jege waaw. sama xalaat mooy eggul foofu waru ko jar daal. waru ko jar de. déedéet. très bien lu mu mën a doon rek. ki nga xam ne ku góor ki moo indi. waaw soxna yi si kër gi. waaw. na yemale ñëpp rek. mu yemale ñëpp. na yemale ñëpp rek. maanaam ku góor ki ne yemale ñëpp. ñëpp waaw. du ñàkk si xolam nag mu am ku mu bëgg. ah waaw est-ce que loolu du jum wane ko. déedéet. waru ko wane góor nit rek la mën a doon nag. non dëgg la nit rek la mën a doon. waaw mais waru ko wane. ah d'accord mu nëbb ko xol bu ne. waaw am nga koo bëgg. mais bul wane. ndax maanaam ki ñuy am nga roy koo ki gën a ñuy bëgg. waaw parce que bëgg na ndax ñoom ki ñaar ñuy roy tey. waaw dégg nañ si maam. ñu ne. am na ku mu bëggoon si ay soxnaam. mais mosu ko manifester. moom nag xëj na amoon na benn dayo boo xam ne. waaw benn mat goo xam ne. peut-être góor ñi léegi amuñu ko. ah góor ñi léegi. waaw non amuñu ko d'accord. parce que lu nekk si ñoom rek ñu wane ko. loolu kooku góor gi dina ci tontu. waaw mais du ñëpp xam nga bu ñëpp amoon am ñu bàyyi seen cër. dëgg la dina bu ci ñuy tontu. wax ñëpp taxul ñuy wax. am na ñoo xam ne ñu ngi yor ay soxna mais yemale nañ. waaw malgré bu ñu amee kuñ ci bëggee wanewuñu ko. dëgg la nañ ñu yemale daal ndax góor tamit li ko noppal mooy ñaari jabaram juboo waaw. yow fexeel ba li ngay def si kër gi. ndax bu jëkkoon ñoom maam. waaw daanan boole ñeenti soxna si kër gi. bilaay wax nga dëgg. kenn du xuloo kenn du xeex. kenn du xeex. waaw. doo xam kii aawa bee ko jur. doo xam kii très ñaareel bien bee ko très jur. bien. mais booba sa jamono yooyu ñoom maam la woon. waaw bu daan jënd danaan jënd ñëpp nuróole dëgg la si kër gi. xale yi ñooy nuróole si kër gi. mais yooyu yëpp amatul léegi. dëgg la maa ngi ñëwaat léegi. joxal ma soxna Mati dégg nga léegi nee na wax na waxu mbëggeel ndax góor ci boppam
mën na bëgg ñaari nit. D'accord waaye est-ce que nag nee na am na koo gën a. waaw dem loolu am na koy gën a bëgg problème bi am nag. waaw léegi su fekkee ne yow da nga am koo xam ne moom nga gën a bëgg. waaw soo bëggee sa kër stable. soo bëggee sa kër nekk si jaam. yow ci sabab nga nekk si jaam. donc doo ko wane. doo ko manifester déedéet waroo ko manifester. dañ ne mbëggeel capitaine borom la de. waaw mais man li ma gis léegi. waaw ba d'accord amul góor ñi ñoo tas seen kër yi. waaw góor ñi ñoo tas seen kër yi. parce que li tax man la góor ñi ñoo tas seen kër yi. ndax tey jii su fekkee ne yow. dangaa dugg ak tey sa nga takk sa ñaareel. waaw nga dugg ak sa ñaareel tey ci biir néeg. waaw kii daf sama aaw bii. néeg ba xaw na maa rey xetu saw yi. xale yi petit yi xale yi patata. waa léegi yow yaa tax kooku yab sa aawo. yow yaa tax kooku yab sa aawo tey jii boo demee ci aawo ba ne ko man de billaahi damaa takk mi kii waaye maa ngi koy rëccu su ma yëgoon du ma ko takk ndax yow ni nga ma mayee jàmm waaye nu may def daf ma topp est-ce que liggéeyu ma. xam nga yaa ngi ko dencal sa morom yaa ngi ko dencal sa di ko xool sa morom. d'accord très bien du fa am. te say ñaari jabar bu ñu amul jàmm. yow léegi mbir gi doo am jàmm. góor ñi ñoo war a defaraat seen toogaay. attaqué na góor ñi de góor ñi attaqué nañ leen nee nañ. dégg nga ko nee nañ yéen ay seytaane ngeen yéenay jaxase yéenay ruube yéenay dem wax fii dem wax fële ba nga xam ne seen kër bu tasee yéen a ko tas yow góor loo ciy tontu. moo xam nan lay seytaane di mel. moom mi ko wax. non dafa am lu moo dafa interpellé nee na non attends waa sëñ bi dafa nag nee na da ngeen dem fii wax fa dem fële wax fa tontu ci loolu. moom amaana moo ko gis. moo ko gis moom moo gis loolu. mais am na góor ñu koy def. xaw ma ci dara nag. wax dëgg yàlla waaye man moom wax dëgg yàlla li ma mën a wax mooy lan. mooy nekk ni gis nga maam yi. waaw. dañ leen préparé woon. ci maam yi polygamie waaw dañ leen préparé woon ci polygamie. dëgg la. te aussi nañ daan yoree néew ma la sax ay soxna de mais ay jarbaat. ay mag. ay rakk. ñëpp ñoo daan bokk benn kër. te doo xam kan moo jur kan. ku jur kii doo xam ku jur. dëgg la très bien loolu am na. te lépp dañ ko daan def teg ko ci diine. teg ko ci aada teg ko ci jàmm. waaye tey jii. li ñu gën a sonal mooy lan c'est la présence occidentale. dëgg la gis nga nit ki boo wàccee sa ànd boo dem fekk fa keneen. waaw. parce que ñun bu ñu bëggee ne mon mari. ma femme. waaw mes enfants. waaw ak mon chien. ak mon chien. loolu da lañ bëgg wax dëgg yàlla ñu ngi nii de loolu lañ bëgg impérativement ça ne fait que yooyu lañ bëgg dañ bëgg a wét trop ces problèmes là waaw du man lu dul day gën di jëm kanam rek. dëgg la ñun dafa am lu nga xam ne moom lañ moom. waaw moom lañ ñu xam. waaw dëgg la nit ki mën nga def ouverture. waaw mais d'abord na nga enraciné wu ba pare. voilà. suñu aada. maanaam la ñu maam ñi bàyyi loolu démb ak bërki démb. ko waroon a jël amélioré ko. très bien mais waruñu ko jël rejeté ko dem jëli ji li tubaab bi bëgg. waaw ñu bëgg a dundee noonu. ñu xamuñu ñoom ci yan bokkuñu diine. ñoom seen diine lañ am. amaana loolu permettre nañ leen ko te d'ailleurs ñoom. christianisme la ñuy kiy dund. waaw moom lañ dund waaw te la benn soxna lañ leen. waaw am. maanaam seen diine loolu la leen sant quoi. mais de manière générale. waaw l'homme est naturellement polygame. dëgg la très bien. mën naa ko wax dinaa ñëwaat monsieur Diaw mais supposons par exemple naan ñooy def lii à gauche wala supposons saytaane man moom vraiment. à ma connaissance de cause. vraiment man loolu man kii ma ko dund ma ko te aussi je ne l'ai pas vu. d'accord nag li ko wax amaana moom da ko dund wala. d'accord waaw dina ci ñëwaat dina ci tontu parce que kii ma gis nii. dafa mel ni kuy defante joxal ma kii micro bi. bu ko neexee. waaw soxna Jojo Diaw dégg nga kàddu fi jub. ci wujjee maanaam nañ lay war a toogee alors man li ma lay laaj mooy problème yu bari léeg-léeg wujj yi duñ juboo est-ce que du ci maanaam ñu baal ma njëkke yeeg goro yeeg xarit yeeg maanaam ñi nga xam dañuy ñëw yow gis nga sa wujj ba nam toogee gis nga lam sol keroog ci xew ba est-ce que tamit ñooñu amuñ rôle bu ñu joué maanaam ci affaire wujj tamit est-ce que loolu am na wala amul. waaw loolu tamit man moom jigéen bu nekk. yow yaa war a xam ne. wujju dafa bokk ñun ci suñu aada. dëgg la dañu ko mooñaale dañu ko mooñaale ndax dañoo nekk. ay doomu jullit. dëgg la képp ku doon doomu jullit rek. war nga sóoraale ne l'islam may nañu ba ku ci nekk góor gu nekk war nga mën a am benn ba ñeenti jabar. waaye da ngeen fiir nag suñu diine may nañu ko. waaye da ngeen fiir de. kon nag ku ci yàlla dogal. nga am wujju. yow mi njëkk a nekk ci kër yaa war a am comportement. yaatal
waaw kii ñëw nag comportement uuf daal. waaw d'accord kii ñëw nag loo koy wax. kii ñëw it mu xam ne dafa fekk si bagam. waaw très bien. mu am comportement boo xamante ne am yar. xam ne kii sama mag la. d'accord ndax lépp rek si éducation la. waaw soxna si Ngom daf ne. waaw góor ñi dañuy wéet ak yow. aaw bi naan ko démb. fee nelaw ma yooyu xale yi nangam xet gu naqari mais nag léegi nag yow bu fekkoon tey par exemple. exemple boobu tey da nga ko dund tey yow looy wax góor ñi xam ñu ngi def loolu. góor ñi def loolu. de man wax dëgg yàlla rafetlu ma loolu. ndaxte ñaari jabar boo ko yore wala ba ñett ba ñeent yow yaa war a am comportement boo xamante ni lépp loo seq sa aaw. sa ñaareel war a ko xam. très bien lépp loo seq sa maanaam ngay téye sa gémmiñ sa aaw war a ko xam. très bien. même boo demee ba am koo sa gën a bëgg sax dafa doon nga nëbb ko waaw comme ni soxna Mbengue wax léegi waa dëgg la. dafa war a doon sa. mais dañ ne mbëggeel capitaine borom la de booy wax doo ko tey de. mais da ngay jéem a bëri sa xol daal. très bien. mais boo jengee rek. sa kii du neex. sa ménage du neex ménage du neex fenn. très bien. loolu daal moom. très bien lu am solo. soxna Mbengue. waaw léegi nag yéen wax ngeen man dégg naa ci kàddu yi lu ñu wax ñu ne yemale. xam nga da ngeen wax yemale sànq ba tey. waaw léegi boo amee ñaari soxna dama jox exemple. kenn ki dina toppatoo loo bëgg mu defal la ko vraiment amul indilu la benn problème keneen ki boo xee mu tàccu la boo ñëwee laajte ne ana seen yaay ñu ne la dem na buy dem du la tàggoo waaye est-ce que ñaar ñooñu mun nga leen yemale. waaw man si sama xalaat emale bi du affaire nit ak nit. waaw yàlla santaane la. nee na même booy dem ñu di la kaata guddi gi na nga dem aye ji boo fa waree. te yow kii di la kaata kii du la kaata ngeen yemale. mais yàlla moo wax. loolu waxi affaire baa ngi bëgg a métti de. wala du suñu wax. sëñ Diaw après ñu tontu ci loolu. nee na booy dem même bu fekkee dañ lay kaata. ayam bi mu am na nga ko jox. ki may kaata ak ki ma du kaata ma yemale leen. man maa jëkk xam ne. waaw góor war naa am ku mu war a bëgg mais bu mu ko manifester. d'accord. maa ne. lii ma wax yàlla moo ko wax nee na. waaw soo amee ñaari soxna. même bu la kenn ki di kaata. waaw la mayul jàmm bu ayee jox ko ayam. jeex maa ngi ñëwaat joxal ma kii sëñ bi tontu ci loolu yow en tant que góor nga am ñaari jabar yow kii boo ñëwee mu kaata la dompat la moobi la tàccu la loo ko jox mu xeeb ko kële moom vraiment loo ko jox du ko xeeb mu ngi daw sa bànneex loo wax mu ne waaw est-ce que ñaar ñooñu war nga leen mun a yemale tontu ci loolu. looloo waral kii ñaareel bi looloo waral beneen kii soxna bi parce que kooku noonu na la leen ni bu guddee. mu ngi xalaat ni bu demee kaata yaa ngi ko fa. waaw kaata yi man de kaata fu may xaaree moom du ma sa war a dem sama dëgg rek laay wax fu ñu may kaata du ma fa dem. waaw. kaata yooyu. waaw moo jur loolu moo jur kii. moo indi jeng bi. te nag waaw non wax ko rek kaata yi moo indi nga far. non du sax kii jàng. question lan la. bakkan jàmm na. waaw mooy jeng bi yow tamit nga am bakkan jàmm la bugg. waaw très bien très bien joxal ma soxna Ngom dégg nga affaire baa ngi leer de am léegi fañ lay kaata ak fuñ lay dul kaata. ma day fañ ma dul kaata moom foofu moom wax dëgg yàlla damay kontaan sa war dem. nit. waaw. du ngeen gis ngeen bëggante. waaw. xam naa lu mu bon même bu dee xanaa benn weer mbala ñaari weer. ànd ngeen ko. waaw bëggante ngeen ko. waaw ngeen ànd sëy. waaw waa kooku di nga sëy ak moom di ko kaata. waaw non waxin la. taxawal ma ñëw rek te waaw yow da d'accord ngaa ñaan yàlla yow da nga doon ñaan yàlla kooku takk la. waaw pour nga sëyal ko. waaw boo sëy ak moom di ko kaata rek lan am na lu waral kaata ya. kaata lan moo ko waral am na lu ko ku waral mu koy kaata. parce que yow boo nekkee sa jabar gis nga xol nag du ëmb kenn du ko bës. xol jigéen xolam mais jigéen est-ce que war na mun a dem ba. du yoon am lu ko naqar muy kaata jëkkëram. du yoon xam nga kaata waxin la. waaw d'accord mooy li ma la wax. affaire bi war a leer. kaata. waaw kaata waxin la terme la rek bu ñuy wax nii. waaw mais dug lu ñuy jëfee. d'accord maanaam kaata li ñuy waxee ci terme bi xaw ma jëfin bi. waaw mooy da ngay ñëw xëj na kooku xolam mer nga ñëw. du la toujours chaque jour. lu xol jigéen. waaw wallahi azim ni weene mi sëggee noonu la xelam mi sëggee. te jàmm la bëgg it. ni góor bëggee jàmm noonu la jigéen bëggee jàmm. gis nga waaw loolu moo am. parce que tey jii su fekkee du question lu leen arrangé. lu leen arrangé la gis nga jigéen. waaw jigéen. waaw dafay bëgg à chaque fois waaw góor. gis nga am na ñoo xam ne tey jii ma di la jox benn ànd benn waay taf dañoo toog mu di ñu expliquer. nee na dañoo benn ay jigéen nee na dañoo nekkoon ci benn bërëb. nee na ñuy expliquer naan ku ci nekk seen liggéeyukaay boobu ku ci nekk da ngay dem tey soo demee na sa jëkkër bind lettre woon. wax lan la xam ci yow. muy ci lu baax mbala muy. maanaam def témoignage ci yow. def témoignage ci yow. waaw jigéen bu ko def te boobu temps boobu dégg naa jamono kii boobu noonu
liggéey dafa jafe woon nanguñu woon jël sax ay jigéen mais ñoom dañ leen jëloon ay jigéen di leen jox salaire yu baax daal léegi bañ leen waxee loon ne leen jigéen bu ci nekk na nga dem sa jëkkër def témoignage ci yow nga ñëw indi sa lettre ku sa jëkkër def témoignage bu baax ci yow yoo xamal ne place bi moom yaay directrice bi yaa ngi dégg léegi ñu jox leen ay lettre ñu dem ku nekk wax ko sa jëkkër te fekk na moom mook jëkkër ji juboo wuñu woon chaque jour comme ni ngeen wax rek kaata guddi yooyu ngeen di wax moom loolu la doon dund ak jëkkëram mayuñ ci amuñu jàmm chaque jour ñu ngi ci xuloo chaque jour ñu ngi ci xeex ba muy dem ba ci yoon bi mu ne man moom xam naa ne bu may génnee sama xel ne man liggéey bi moom bokk ma ci ndax xam naa sama jëkkër du ma témoigner du ma defal témoignage bu baax waaw du ma témoignage bu baax daal loolu moom bu ma yeboon naa ko sóoraale pourtant jëkkëram daf ko bett gis nga nit yaa koy changé ci sa jikko jëkkëram daf ko bett maanaam daf témoignage bu baax waaw mu ngi xalaat ay man bu ma yeggee lettre bii ay man de sama digg nawle yi man a rëgus moo ma jaaxal mais ba mu demee jëkkër ji dafa bind ci lettre bi ne sama jabar ji moo gën ci jabar ji sama jabar ji ku ma respecté ngi nii jabar ju ma jox cëre ngi nii jabar ju ma du laaj dépasse la jabar ju ma sonagul la wax ji moom ci wax bu rafet waaw parce que xam nga lu tax mu def d'accord waaw pour changer jabaram te dóoru ko xasu ko ba mu delloo keroog la changé ba keroog la changement am ba suñ jon yàlla tey ji te la yar jabaram nit dafa am façon boo koy yaree mais du façon ne damay jéng mbala damay dem ci jabar jee bàyyi ko mbala dama koy dóor mbala dama koy torxal ci ay nawleem terme la dafa am façon yoo xam ne moom la ñuy yaree jigéen très bien waaw foofu loolu leer na man de boo ma kaata wax dëgg yàlla su ma waxul ne kaata nga ma tamit du ma wax ne kaata woo ma damay noppi boobu ajaratu jooju jow dégg nga li kàddu yi fi jub ci wujjee maanaam góor ñi dégg nga li ñu leen di accuser di leen ko tuumaal boo yéen ñi nga xam ne yéen jigéen ñi ñu leen denc maanaam tey góor bu ñëwoon tey ci yow sa jabar sa jëkkër ñëw di am lu mu lay wax ci sa wujju maanaam yow lan mooy doon sa taxawaay surtout nag mu koy wax maanaam luñ ko fa mitital fële non man góor bu ñëwee di ma wax ci sama problème mujj dëgg yàlla du ma neex du ma ko rafetlu doo ko tontu non du ma ko tontu sax doo ko ne ko bu ma weex waxam non xam nga des fois di nga am kersa ba doo mën a jànni nit mais su fekkee dafa yaa ngi déglu li mu lay wax mais boo dégloo tamit mën nga déglu ne pat noppi te doo tontu doo ko ne lii doo si wax daal dara boo ko defee benn yoon ñaari yoon dootu la waxu sa wujj très bien loolu moom bëgg naa jigéen ñi jël ci leçon waaw góor gu ñëw di la wax sa kii wujju déglul rek noppi ne pat bul tontu bul ci commentaire bul def dara soo noppee moom mooy yeddaat boppam xam ne kii kat li ma koy wax intéressé wu ko soo ko defee benn yoon ñaari yoon dootu la ba waxati sa problème bu wujj loolu moo am solo doo ko jànni doo ko ne li nga may wax neex ma bu ma ko wax ndax mën nga si tontu ba xamante ni après mën nga am ak moom problème bu ko defee mën na jàppen yow da nga fiir ndax li mu tudd sa wujj moo tax mais da nga koy déglu lépp muy lu mu wax rek mais yow nga ne pat noppi rek waaw léegi bala may relancer jigéen ñi léegi lu tax ñu bañ wujj maanaam dañ koo bañ wala dañ koo ragal wala dañ óolul seen bopp non man nag li ma xalaat man ci jigéen ñi bañ wujju man côté égoïste laa ko teg ah bon côté bokk maanaam intérêt personnel waaw maanaam bëgguñ bokk man loolu laa gis man si ñiy bañ wujj ndaxte ku doon doomu jullit ku ne war nga sóor ne jullit laa te sama jëkkër war na mën a am benn ba ñeent tout le temps war nga ko sóor kon nag heure bu la kii war la naqari bu wujj bettee rek da nga ko war a supporter boo doonee doomu jullit laa wax très bien dégg naa la soxna Mbengue jigéen ñu bari waxuma ci seen kàddu de mais bugguñu wujje ndax li ci nekk lépp a ngi ci biir nag maanaam liggéeyante baa ngi ci biir soxorante baa ngi ci biir parce que nag da ngay nekk ak sa jëkkër ngeen yàgg ngeen di daanoo ko jóg mu xëy benn bés yàlla mënee ko gan mu dem takk indil la kooku ñëw di la mbugal dem ba fexe sax ba jëkkër ji jéng est-ce que du loolu moo tax parfois jigéen ñu bari vraiment bugguñ wujju loo sa xalaat dama gisi waaw très bien parce que àdduna léegi moo demee noonu ndax dañu delluwaat si maam rek ba léegi ndax bu jëkkoon bàyyi dana laan demal kër diw nga takk fa soxna waaw yabal la boo fa aawaloo ku ñëw dina nangu teg ci kaw mais léegi ñoom ñooy tànnal seen bopp
bu ñëwee yaay diw laa bëgg àndax moom ba sa kër gi kenn ñemañu ko woon. ah waaw mais jigéen ñi tamit. waaw ñoom tam dootuñ nangu ñu tànnal leen de. non. parce que yaa ngi wax góor ñi. ne dañ leen di yebal. ñu demal sa kër diw. wala sa nijaay diw. nga am na kuñ la fa war a may. noonu lañ koy defee góor ñi di ko defee jigéen ñi tamit. mais ñëpp yemuñu. nga toog rek ñu may la. ma ne ñëpp yemuñu. ne la am na ñoo xam ne ba léegi boo leen yebalee ñu dem. ah d'accord. te muñ demee fekk fa soxna waxuma jabar de. soxna muñ demee fekk fa soxna. ah donte bëgguñ ko sax. wala par la faute dañ ko bëgguñu ko góor ki. waaw am na ba léegi. am na kër yoo xam ne la fi nekkoon démb mu ngi fi ndax yar ba. ndax yar ba. soxna si yaa ngi ñuy bugg a delloo nag ay. déedéet juróom fukki at ci xam ginnaaw nga li ma la wax mooy. bu ñëpp yemee am ñu bàyyi seen cër. am na ñoo xam ne na maam daan yari démb ñu ngi koy yare. loolu de beneen ñi toog débat seen pooji yaay yi. bëgg fekk leen fa takk leen. ñooñu koo yebal su ñoom nekkat diw papa diw moo fi yeble pour mu takk sa doom bu boobaa du bañ. ndax ñu nga toog sa seen pooji yaay. dëgg la. mais waxuma ñeneen ñi de am na ñoo xamante ne ñooy dem sax faf doxaane. waaw dëgg la. mais ñi ñuy yar ñu toog sa kër yi ñoo tax may wax. dëgg la. waaw ñooñu nag koo sa takk soxna ngay am. débat mais ka nga dajal mbeddama wala nga dajex moom restaurant. waaw. wala nga dajex moom sa dancing ba. du ma ne boo sa dajex soxna de sens dëgg nga am. sens waaw. soxna si li nga wax joxal ma soxna Ndiaye soxna Mati Ngom dégg nga lii soxna Mbeng wax nee na maanaam daf ñu delloo si waat dafa ubbiwaat beneen sujet parce que sujet bi mooy bu njëkk ba la ñu fi suñ waajur yi bàyyi woon mooy da ngay dem sa kër diw maanaam ñoom ñoo lay tànnal jabar waaye yow doo tànn moo xam maanaam ñooy tànn jabar ñooy tànn jëkkër am déet yéen tey est-ce que tey yéen noonu tey di ngeen ko mun a yare seen doom tey sa doom tey di nga moo xam bu góor bu jigéen di nga ko tànnal jëkkër wala da ko tànnal jabar tondul ci loolu. man loolu foofu li ma si bëgg a sànni tuuti mooy xam nga fi mu ne jamono ji dañoo nekk jamono ji fi mu ne dañ koy bañ mais loolu moo am. njabootu Kanaara loolu la ñuy bañ te pourtant loolu moo am njabootu léegi ñu jël génération bii. waaw kenn mënu leen a tànnal jabar. très bien waaw loolu la loolu bëgg waaw mais li madame Mbengue wax tamit mën na nekk. waaw d'accord mais actuellement laa wax li mu wax kay am na. man xam yow est-ce que di nga ko defal sa njaboot di nga leen tànnal yow. waaw mais su fekkee ne man bëgg naa ko sax tànnal sama njaboot. mais fi mu ne da ngay génn ci biti leneen la lay yàq. mais booy man du ma nangu loolu lu tax ngay nangu maire bi di la defal loolu. booy yow diw mi nangam lu tax ngay nangu maire bi di la tànnal jabar. waaw dañ lay influencer ba nga xam ne yow da ngay dem ba yow da ngay daal di ñëw weddi sa waajur loolu moo fi nekk. waaw problème bi yëpp loolu la mbedd mi fi mu ne la amoon. mu ngi fi de am na kër yu ko ba léegi loolu ñu ngi koy dund. mais am na kër yoo xam ne dundatuñ ko. waaye nag ku ko ci defit yaa liñ naan ku wàcc sa ànd boo demee ci ànd jàmm fekk borom toog ca loolu moo fi nekk fi mu ne nii. waaw parce que ñi ko doon def démb ak barki démb bay léegi rythme baa ngi daw seen kër. fiir ba fa mu balancé woon ba tey mu ngi continuer ba tey mais ñi nga xam ne nag wàcc nañ seen ànd jël beneen yoon ndax tubaab yi ñu lii dañ fee bari sama genre gi. wàcc nañ seen ànd dem ci beneen ànd ñooy am ànd ak safaan wi rek mooy loolu waaw. yal nañu yàlla daal monsieur. waaw monsieur Diaw dina ñëw léegi. monsieur Diaw xaaral ma interpellé waat soxna joojo xam nga jamono bi fi mu ne nii xale yi moom kii nee na léegi njabootu Kanaara lañ. maanaam dañ leen di tànnal kenn du leen tànnal nag ñoom ñu bëgg. moo xam góor wala moo xam jigéen gi. loolu yow loo ciy tontu. li mu wax nag tamit dëgg la de léegi de moom. xale yi moom kenn mun leen tànnal. waaw jafe na léegi ñu tànn leen ñu kii ko. d'accord ñu nangu ci waaw. nangootuñ ko. waaw ñoom ñooy tànn seen bopp seen jëkkër. waaw loolu daal laa fi gis ba. bu dee góor ñi tamit noonu. bu dee góor ñi noonu. ne maanaam bàyyi xale ñu tànnal seen bopp. bàyyi si waaw ëllëg luñ ci gis ñu xam ne ñoo ko tànn. ñu xam ne ñoo ko tànn. très bien. loolu daal moo gën a wóor. très bien monsieur Diaw xam nga débat bi am na beneen tournure fi mu ne nii maintenant sur le choix ki ngay sëyal moo xam góor wala moo xam jigéen parce que soxna si moom moo ubbi brèche boobu avant ma koy tëj yow laay bàyyi nga tëj ko est-ce que toll nañ ci jamono boo xam ne léegi da nga naan sa doom bu góor demal takki doomu diw wala nga ne sa doomu jigéen doomu diw laa lay may est-ce que toll nañ ci jamono boobu. mooy li ma doon wax sànq xam nga sànq yaakaar naa ni. kii naa ko junj naa ko. waaw nee naa ni ñun bu njëkk ba dañ daan nekk ci kër
néew ma la ay soxnaa fay nekk ak ay jigéen ak ay jarbaat ñëpp ñu bokk ci benn même kër gi te daaw fa dégg problème mais fii nii na ñun nekkatuñu ci lancé boobu fii nii qu'est-ce qu'on fait ak l'influence kii occidentale. ñi ñu sonal influence occidentale yow tontu sama question mooy loolu rek mooy loolu. tontu sama question mooy loolu. waaw d'accord kenn di nga tànnal yow doo tànnal kenn. man non xalaatuma ko. en sa doom bu góor wala bu jigéen doo leen tànnal. tànnalu ma leen xalaatuma ko. lu tax doo ko def. fii nii le train est déjà en kii marche on ne peut plus kii reculer. léegi ma pose la question boo xam ne. passé nga ko. waaw mais tey bu fekkoon de sa waaju bu góor daf la ne tànnal la soxna est-ce que di nga nangu. daf ma tànnalal. waaw est-ce que di nga nangu. man nekkatuma ci optique boobu loolu c'est déjà kii passé. dama laaj doo ko nangu. kii romb naa ko. ah très bien gis nga leer na donc jox ma sama micro leer na yow kenn lu waa d'accord ak yow. soxna si ci lu mu wax. waaw. nee na maanaam ku jéegi li ci gën a kii nekk mooy nekk nii. waaw. ak liggéeyam bi autre chose comme ça. man je me dis que de manière générale dans la vie. lépp am problème lépp problème bi fépp la. fépp la quoi. très bien. te tey ji nit. mu ngi jóg ngeen di dox ci lu nga xam ne. kii bokku leen. maanaam polygamie boolewu leen mu jóg di def lu nga xam ne pour kii la pour gàllankoor la. très bien. donc finalement affaire bi nekkatul supposons affaire polygamie mais c'est une chose bu nga xam ne supposons par exemple c'est de manière qui générale. mais li wóor ba wóor mooy nekk nii la polygamie fi ni nii buñ ci bëggoon nekk fii di wax tey ba suba duñ fi jóg parce qu'il y a pas mal de problèmes bu nga xam ne mooy tourner autour de ça. D'accord. Sur le plan social. Sur le plan politique. Je sais maintenant on va dañu def benn tour de table terminer ko parce que mon technicien me fait signe que le temps est presque fini mais li ñu terminer mooy. maanaam yéen ñëpp xam ngeen maanaam sëriñtu bu nekk ci loolu moom la ñu terminé maanaam toog parce que nag jigéen ñi ñenn ñi nga xam ne sañ naa leen ko wax dañuy dem di toog ne dañuy seetlu moom jigéen ñu bari dañ ko bëgg ay diw sama paaba lu mu la wax day booy boo fayee ko bor ay maire ba ca dëkk sàngam wala quartier sàngam bu ne nii daal lu mu la wax nga gëm ko nga daal di dem nga dem mu xool ne la yow de sa wujj bi mu ngi lay liggéey soxna Mbengue buñ ne jigéen sa wujj mu ngi lay liggéey te yow kañ la wax ne la seet na parce que wax na leneen yoo xam ne nii am nga ci ay tegtal tey lan mooy doon tey réaction jigéen ci moment boobu buñ ne ko sa wujj mu ngi lay liggéey. man de moom la ñuy terminer. man de xam naa ne moom. tey buñ ne ma woon man. de ma part personnel. sa wujj mu ngi lay liggéey bu dee am naa wujj. du ma ko gëm. ndax bañ kay takk yëgul booba yàlla moo ne góor kii day am ñaari jabar mais am na ñoo xam ne si benn jabar la ñu dund ba ñu dee. waaw bu ne sa wujj mu lay liggéey nag te seetkat bi maanaam gis la xam nga dañ naan kii gis na ma wala kii gisuma léegi seetkat bu fekkee wax na la leneen ba pare ñëw nag sa wujj mu lay liggéey yow looy def. man de booba ñàkk gëm yàlla laa ko teg. d'accord. waaw man moom. si cadre boobu ñàkk gëm yàlla la. waaw lu tax nga gëm leneen bëggoo gëm lii. comme gëm lan. maanaam ci seet bi wax na la daa ay tegtal. maanaam bu fekkee ne bon ñaanu ma ko yàlla mu ne yow de mosoon nga am benn jàngoor wala mosoon. s'il vous plaît mu ne la par exemple tey mosoon nga am lii wax la ay tegtal yoo xam ne yow gis nga ko. tey bu la waxee ne tey sa wujj mu ngi lay liggéey tey est-ce que di nga ko mën a gëm. man de xam nga lu may wax it. de ma part personnelle la. dëgg la yow la engagé. waaw man la engagé. waaw man moom. man mi wóor ne ku takka jabar da nga ko war a takk. waaw bés bu nit ñëwoon na ma sa wujj ni man gaw ma liggéey. gëmuloo ko gëwuma ko. très bien. man daal lu yàlla dogal laa gëm. très est-ce que. waaye liggéey. man de gëwuma ko. dëgg la. lu yàlla dogal nag. gëm naa ko parce que kii liggéey day sonal boppam. waaw. peut-être mën na la tardel say mbir. waaw xaw kaa gal kii nii. mais àgga lay àgga moom yàlla. ala kulli yàlla moom mooy mujj. man loolu laa gëm. très bien jërëjëf joxal ma ko soxna Mati liggéeyante bi mu ngi ci wujj gi de ak dem seeti jigéen ñi rek dañoo bëgg sëriñ bëgg xoog alors loolu lan nga ciy tontu. loolu mënut a ñàkk sax ndax. loolu mënut a ñàkk. sëriñ si fi lañ la ko fekk. dem ñaan léegi mu leer de. waaw dem seetlu. boo seetloo ko bu la xëy nga gëm. waaw bu fekkee ne wax nañ la loolu. yow da ngay mën a gëm rek bala nga bañ a gëm. waaw léegi bu dee yow léegi question bi daa koy posé. parce que man. ñoom daal nangu nañ seetlu. mais buñ la liggéey ne dañu duñ ko gëm. xam nga lu tax gëw ma ko. parce que man
dama wujje. man dama wujje. xam li ci wujje. xam li ci wujje. man sama wujju. samay njëkke man ci seen bopp sax. dañ ma daan woone ma defal attention. ndax dañ ko xam. man leen mbir fa yàlla. mooy li ma wax de. waaw parce que ne wujjee ak njëkke yi. ma ne ko mbir ñooy jaxase. man ko defee dama naan ko mbir fa yàlla. man sama wujju damay dem seen kër damay oddoo sama sër tënj. di jaabante seen diggante man ak moom bala ma dem jaaxaan ci kaw lalam. ma tëdd nii mu tëdd nii sama jëkkër tëdd nii. wallahi al azim pour wan ko ne ko mbir fa yàlla parce que nit da ngay def ba sonn yàlla lu mu rëdd ci jëw nit ki ala kulli àll loolu mooy am. mënuloo ko dara yàlla mooy antul rek da nga naan lii yàlla moo ko tudd moo tax moo antu mais mënuloo nit mënut a liggéey nit ba mënul ko dara man sama gis-gis ci loolu la. man moo tax sama wujju man dama daan loolu laay dund ak moom day tëdd nii ma tëdd nii parce que dama koy won ne ko man gëmuma affaire de sëriñ man boo may liggéey da ngay sonal sa bopp pour décourager loolu dafa lay indi sax da lay décourager loolu. très bien voilà. très bien loolu lay tàggatoo yéen góor ñi dañ leen di sunguf di leen reen di leen jox ngeen di naan di leen sës ca wati ndaa la xaw ma ndaa wala ndaa sax léegi amatul xanaa ci armoire ba est-ce que yéen a ngi sóoraale loolu. waaw mais kooku man bay sunguf kañ bu mënoon yaakaar naa moromam du ko fa fekk si. bu aayoon. bu fekkee daf ko bett nag. moromam du ko fekk si. bu fekkee daf ko bett nag. waaye ginnaaw am na kañ. waaw ma ne bu fekkee daf ko bett nag. bu mën a kii petta bu nag lu jëkkëram yendoo mu xam ko kay. yaakaar naa bu fa demee kay war na ko mën a xam am na kuy waaj a ñëw. waaw voilà donc en tout cas daal li wër ba wër. yow est-ce que gëm nga yooyu. maraboutage bi am entre les co-épouses. waaw non dama ne est-ce que gëm nga ko nga may yow ay sa jébeeg yooyu di ma jéem a waar. non waaruma la de. waa acca yëkkatil micro bi tuuti mu jege. lépp lu ñu rëdd si sa jëbi. il faut mu am. quoi la vie c'est quoi. mais sabab lu mu ngi fi. da ngay nekk ci yoon rek. li nga war a am mu ngi ci kaw. mais femmes yi dem ci marabu yi tey loo leen di wax parce que loolu am na. man je me dis que ni ñoom. bon seen bopp la ñoom la engagé. parce que tamit wax dëgg yàlla man je me dis que ni bon man du ma ko conseiller kenn te man tamit du ma ko def mais ku jóg di ko def yow la engagé tu n'as qu'à prendre tes propres responsabilités. tout à fait loolu rek la affaire yi moom. tout à fait li ñu naan. yow daal tu as la conscience tranquille quoi. lu waay def daal sa bopp ñu naan xaw ma lan la lu waay rendi si sa loxo lay naaj. jeex na très bien et maintenant on verra. très bien cëm monsieur Dia wóolu nga sa bopp de. Adjaratou Dior ci yow la ñu terminé est-ce que jigéen toog ba gis jëkkëram am yenn comportement yi maanaam bu ko waxee benn baat mu du ko faale du ko te loolu wanewu ko woon mu dem ñu ne ko yow kat sa wujj bi nangam ak nangam. est-ce que jigéen bi war na mun a fexe ba ñaanlu pour lu gën a defar digganteem ak jëkkëram parce que loolu aussi dafay am ñaanal ma jubale yàlla gën ma jubale ak sama jëkkër. loolu xam nga dafay am waxuma mu def lu bon wujj ba léegi loolu laa bëgg nga tontu ci pour ñu tëjee ko émission. waaw loolu moom sax moom fi lañ ko fekk loolu si suñu aada la bokk. dëgg la maanaam ñaanlu. waaw pour lu gën a. ñaanlu loolu moom suñu aada la fii Sénégal. dëgg la ndaxte. ñaan lu la jubale ak sa borom kër. wala loolu fi lañ ko fekk. waaw mais ay ganaar yeeg yooyu nag. ak togg yu neex yeeg cuuraay yeeg baax yooyu. waaye nag est-ce que yooyu warul doy. waaye nag li gën a am sens. mooy tarbiyu sa jëkkër. waaw moo jiitu wan ko ni ko yow yaay sama kilifa. boobu def naa mooy sëriñ bu mag di def sa yu baax. waaw déggal ko. di ko teral. waaw di ko defal lu baax. di gàtt làmmiñ gàtt tànk. man foog naa ne loolu mooy. mooy galaaj bu premier galaaj gën a pire daal. très bien man de man loolu laa gëm man. man aw ma jot sax toog di fréquenter ay sëriñ. très bien man lu ma mën daal ci lu baax naa ko jéem a def li ci des nag ma bàyyi ko si kii suñu borom. loxo suñu borom. te xam ne fii kuñ fi liggéey rek mu antu dafa fekk boobu. yàlla suñu borom ànd ci. très bien man daal loolu laa gëm man. voilà merci donc téléspectateurs c'est vrai que mënoon nañ gën a xóotal waxtaan bi mais dinañ ko gën a ci yeneen détail ci yeneen plateau dinañ ci continuer waat parce que nag c'est une question d'actualité mooy la cohabitation des co-épouses dégg ngeen fi ñu mujjee mooy marabu yi dañuy intervenir trop dans les ménages te loolu jigéen ñooy dem di leen fekki liggéeyal ma sama wujj bi wala liggéeyal ma sama jëkkër mu gën maa bëgg loolu dafay dem ci sax ñu jox la lekk nga lekk ko ëllëg mu ndi la musiba gis nañ ko fi ba tàyyi góor ñu bari mara détail ñu ngi génn àdduna mais ay nopp lañ leen jox ñu lekk ko ci seen biir yi ëllëg ñu dem uji seen borom kon nag jigéen ñi
fi soxna Joojo Jaw daanele laay wax defe naa ne premier sëriñ mooy ngay toppatoo sa jëkkër nga déggal ko di ko jàppale won ko tamit ne ko dama ñëw pour tarbiyu la defe naa ne loolu moo ëpp doole foofu ngay dem ci sëriñ dafa yóbbu sa xaalis te sëriñ boo fa xasee ba dem dafa mel ni ku la jël otage parce que lu mu la wax nga def ko da nga koy def bu ne la demal ca àll ba nga suul fa lii di nga ko def bu ne la jox ko lii mu naan di nga ko def bu ne la jox ko lii mu lekk di nga ko lekk balaa loolu yëpp di ci am ëllëg leneen di ci am vraiment nga fexe bàyyi loolu te def te yàlla tax mooy li ma wax léegi en tout cas nañu xam ne wujje du dara lu dul bokk wërsëg dong la fii lañ ko fekkoon fii lañ koy bàyyi comme que nag yàlla moom moo ko bind ci aras ne ala kulli alin ñaari wet bu ñu waree laloo dinañ laloo waaye dañ ne sëy boo gis juutu na juddu borom kon nag nañ ko rafetal ndax dañuy wax ne doomu baay dafa neex trop gis nga tey sa doomu baay li naan gàcce biir néeg doomu ndey koy faj waaye gàcce penc ma doomu baay moom moo koy faj kon nag nañu yaatalante te xam ne yàlla moo ko fi wàccee moo ñaale ñu ko comme le dit monsieur Diaw nee na vraiment bon ñun l'homme est naturellement polygame et ça vraiment je le rejoins je suis en phase avec lui ça a été un plaisir de partager le plateau monsieur Diaw merci encore de votre participation di gërëm aussi soxna Ami Mbeng aussi vraiment ci éclairage am moom tamit muy delloo si li nga xam ne moom moo fi amoon démb ak bërki démb te suñ papa yi suñu yaay yi suñu waajur yi laay wax d'une manière générale ñu doon ko séy ci biir kër yi ak nuñ munti toll te dara ñaaw ci tey nga dugg ci kër doo xàmmee kii kan mooy yaayam wala kële kan mooy yaayam te loolu war nañ ko fi mun a indiwaat di gërëm aussi soxna Mati Ngom moom tamit vraiment sur sa position même su fekkee parfois am na loo xam ne nangu na sax xëy na dañ koy dundaale ci suñu société bi quand même reconnaître na polygamie am na yoo xam ne jaru ko parce que nag loo gis ëllëg dañ koy nettali mais quand même te njabootu Kanaara nag léegi da ngay jiitu vraiment da nga leen di jiital daal di topp seen ginnaaw soxna Joojo Jaw ñu ngi lay gërëm vraiment ci opportunité bi ñu may aussi ñu tourner fi plateau bi waxtaan affaire wujju ngeen xam ne nag vraiment wujju moom dañ naan rek bokk wërsëg la yàlla moo ko fi wàccee te aussi tamit kontaan naa trop bi nga rappelé ne jigéen nan la war a def ba nga xam ne ni tey du aaju tey muy dem ci sëriñ di fa yóbbu xaalisam muy lekk xaalisam di ko jox loo xam ne ni ëllëg xamul ndax la mu ko jox dina ko amal njëriñ ça a été un plaisir de partager vraiment le plateau avec mes invités mais surtout aussi la pertinence des questions ak ni ñu ko tontoo di leen jox rendez-vous sur la même chaîne avec le même plateau. Merci et bonne fin de soirée.